di nuyu ak fu ngeen mën a nekk di jégalu bu baax ci tarde bi nag du ci man du ci sama gan ci wàllu technique bi la woon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax soir d'info di dalal Ismaïla Mbaye tey nag xam ngeen ne moom mooy journée mondiale de l'infirmière moom nag moom moo jiite association bu ëmb infirmier yi nekk ci Sénégal. ñu ngi lay nuyu Ismaïla di la dalal jàmm sur plateau soir d'info. di wax salaamaaleykum di nuyu Binta. di rafetlu en tout cas invitation. journée mondiale de l'infirmière xanaa infirmier yi bokkuñ ci. journée internationale de l'infirmière. waaw ndaxte profession bi au départ. jigéen ñi ñoo si gënoon dugg. balaa góor ñi di ñëw. moo tax toujours dañ koy jagleel di wax infirmière. ci ngeen bokk waaw si léegi nag si la ñu bokk. moo tax ñun ñuy wax infirmier et infirmière. alors lan mooy liggéeyu infirmier. liggéeyu infirmier mooy ki nga xamante ne moom mooy nekk si kanamu malade bi. nekk ak malade bi. mooy dem ba gunge malade bi. infirmière bi mooy. ki nga nekk en amont. en amont au cours et à la fin. kooku mooy infirmier. kon l'infirmier est essentiel dans le dispositif médical. essentiel et au cœur du dispositif donc pour taxawu askan bi. waaw. alors ngeen di seen journée bi moom daanaka dafa intervenir ci jamono bi nga xamante ni sénégalais yi mere nañ leen lool ndax ay mbir xew na bu ci mujj mooy bi nga xam ne xew na ca Kaolack ba aide infirmière ñu ni moom moo ne benn bébé dafa faatu ba yóbbu ko ci morgue bi fekk faatuwul mu yemook itam la xewoon fële ay sage-femme la ñu tuumaal ca Louga yooyu yëpp daal fexe tas moo tax sénégalais yu bari boobu ba léegi bu ngeen lire les réseaux ñi ngi dal seen kaw bu baax a baax ne wàccoowu leen benn yoon ak mission bi ñu leen sas naka ngeen gisee loolu déjà. waaw Binta gannaaw ba ñu mastawoo askan bi. di wax ni ñun si suñu bopp rafetlu ñu en tout cas li xew. événement yëpp. parce que bu ñu fàtte ni ñun aussi si askan bi lañu bokk. parce que ginnaaw faj bu ñuy def ginnaaw métier bu ñu yàlla jigleen bu ñu fàtte tamit ni askan bi lañu bokk. donc de ce fait rafetlu ñu ko. ñi ngi jéggalu askan bi di ñaan ñi fi jógee yàlla xaral leen àjjana suuf sedd seen kaw di masawu en tout cas seeni parents yëpp mais di wax ni aussi mbir bi am na xëy na wax nañu comportement xam nañ ni am na comportement xam nañ ni am na léeg-léeg ay manquement xam nañ ni léeg-léeg am na ay insuffisance mais bu ñu fàtte ni ñaata at ñaata weer ñaata waxtu la ñu jël ñeneen ñi nga xamante ne waxuñu loolu. donte na rafetluwuñu ko. mais nañ fàttali ko loolu. Binta bu ñu fàttee ki nii. ñun si ñun ba Covid bi ñëwee dañ kaa dékku. si suñuy ñoñ am na ñu si jóge àdduna. am na ñu dem balsak si suñuy ñoñ. suñuy ñoñ am na ñu feebar. waxuñu ko te du moonte dawuñu di damuñu fenn. donc lii bu amee. te Sénégalais yëpp rafetlu woon nañu aussi seen taxawaay ci Covid bi donc jumte dina am si parcours. duñu ay nit dong lañu. alors te Ismaïla yéen xam nga métier la. da ngeen koy jàng. da ngeen di dem école jàng ko je pense sur une durée de 3 ans c'est bien ça. effectivement. tey jii yéen ñi nga xam ne da ngeen ce sont des hommes vous êtes des hommes du sérail. su ngeen gisee seen métier bi ñeneen ñëw rax ko lan la leen naka ngeen koy dundee. waaw. xam nga tey jii wax ngeen ko ñeneen ñëw rax ko. ñun depuis 2008 ginnaaw loolu ba léegi ñoo ngi wax nañ réguler profession bi. pour ñu ràññee kan mooy kan. benn pour ñu mun ñoo protéger 2008 ba tey 2008 ba léegi. te balaa 2008 2006 dem nañ fi Ouagadougou dem nañ fi feneen ak feneen di woote. wàllu di wax ne nañ ñëw ñu régulariser en tout cas réguler autant pour moi profession bi. pour ñu xam kan mooy kan. si biir loolu ñun dinañ ñu. protéger te dinañ mën a protéger askan bi parce que boobaa askan bi dina xam kan mooy kan. ku jóg rek dañu ne infirmier bi la. mais ñun ñoo am dañ koy nangu. parce que effectivement mënuñoo tëb fu nekk du wax askan bi ñun ñooy kan. kan mooy infirmier kan mu du infirmier. mais c'est important quand même malade bi ci boppam kii ñëw hôpital xam kan mooy infirmier. kan mooy médecin kan mooy sage-femme kan mooy kii. kan mooy mais tout le monde sol blouse blanche. kenn du xam ne kenn. parce que benn ci biir hôpitaux yi am na ci côté boo xamante daf nañu. code couleur. pour xam kanay kan. mais ginnaaw code couleur boobu nañ autorités yi ñoo war a réguler profession bi. buñ ko réguler bu boobaa. ñun ci suñuy ñooñ ñooy jóg taxaw di sanctionner. di orienter di former di ñaax nit ñi. par rapport ak lu ñuy def. autorités yi réguler wuñu ko. autorités yi réguler wuñu ko. tey jii bu may wax ak yow di tey jii bu ñu xoolee ci suñuy consoeurs sage-femme yi. kañ lañu susciter seen ordre. depuis ba léegi projet mise en œuvre amul. mais ba ñu xamee ni ñun formation bi. infirmier bu duggee sage-femme mooy dugg
naka la ñu mën a defee ñu réguler ñu lancer projet ordre sage-femme lancer ñu projet d'ordre infirmier ci ginnaaw ba ñu lancer projet bële mais demul ba léegi mu ngi taxaw te ci biir équipe soin bi am na yeneen ñu fa nekk réguler nañ ne waaw mais lu tax léegi ñun mënuñu ñoo réguler ñun loolu la ñu laaj ba tey. est-ce que laaj ngeen ko autorité bi fu mu toll ni ñun yàlla dafa def ak suñuy partenaire Soft Plus au passage en tout cas di nuyu suñu docteur Issa bi nga xamante ne moo nekkoon Soft Plus moo ñu financé woon jël ay juristes ñu ñëw ba ñu dem ba élaborer les projets de texte réglementaire imaginez depuis 2017 ba léegi projet boobu mi ngi ministère de la santé ñun tàcc woon na à un moment donné parce que dans le plan d'investissement si livrable yi ministère waxoon na ni livrable yi il faut ñu jox ko defe naa en 2019 il faut ñu jox ko les projets de texte yi nga xam ne finalisé nañ ko pour ñu am ordre infirmier mais dañoo xamul lu tax boobu lépp ne teg donc kon tey jii bu ñuy wax lii am tey jii du suñuy ñooñ donc kilifa yi taxaw ci kaw ñooñu tamit seen loxo ngi ci parce que bu ñu nangoo réguler désordre bu amee ñoom ñoo war a joxe ñoom ñoo war a ñun dañoo xamul lu tax désordre ordonné mbir mi loolu foofu la problème nekkee dafa mel ni ñoom ñoo encadré désordre boobu mais Ismaïla est-ce que tey xam ngeen ñan ñoo leen rax parce que dañuy wax que ne aussi politiciens yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp ministère yi de la santé politicien moo fa nekk ak ñeneen dans les structures sanitaires dañuy am seen quota lu mel ni santé ñu di ko foowee di ko jox ay politiciens loolu aussi jar nañu di ko dénoncer à chaque fois ndax ñu jox santé bi ñi nga xam ne ñoo ko jàng war a assurer dundu nit ki waruñu ko foowee. waaw xam nga loolu yëpp nit ñi yéen am ngeen ci information. yéen tam am ngeen ci information ñun ñoo ngi koy dékku. waaw parce que ñun wax nañ fi am na insuffisance personnel bi. parce que tey jii man boo ma nee bi ci benn service bu am ñeent fukki lal. nga ne man dong maa fa nekk. wala man dong infirmier bi bu ma fa nekkulee assistant infirmier bi moo fa nekk ci ginnaawam ñaata nit moo fa nekk. kenn kooku la mooy personnel qualifié. ñu ci des ñëpp ay personnel de soutien lañ. donc tey jii bu ñu demee bay saytu yenn yi. ñoom nañu ñëw saytu ndax am nañu dispositif bi nga xamante ne. qualité bu ñuy wax ni est-ce que qualité boobu mi ngi fi bu ko defee sanction bu ñëwee ñun ñëpp dañ koy nangu mais bu fekkee nag nit ñi mettre ñu leen dans des conditions yi nga xamante ne mën nañu liggéey bu mucc ayib li ñuy jàng ñu mun ko mettre en œuvre keneen ñëw rax ñu te ngir yàlla bu boobaa bu ñuy évaluer wala bu ñuy sanctionner nañ xool naka lañ koy defee parce que man damay wax ni mais est-ce que politiciens yi ñu ngi indi seeni militants dans les structures loolu mun leen ko nier parce que ñun gis nañ ko mais bien sûr mënuñu ko nier parce que li ngeen wax ñun ñëpp ci askan bi la ñu nekk. waaw di nga am loo xamante di nga ne kii de sama ñooñ ne dimbali leen ko ngeen teg ko fenn. dimbali leen ko. maintenant bu fekkee ne yow da nga bëgg koo xamante ne na ñëw liggéey. bu boobaa devant le fait accompli da ngay ne naa ko orienté. accompagner ko pour mu mun a am au moins li nga xamante ne compétence pour mu def justement ñooñu di ñëw Ismaïla te amuñu vocation. lu mel ni santé da ngay am vocation pour am amour bi. lu mel ni jàngale da ngay am vocation lu mel ni journaliste da ngay am vocation dans tous les secteurs mais suñu jëlee ay nit rek bombarder leen comme ça pour des secteurs aussi vitaux aussi stratégiques que la santé et l'éducation vraiment c'est du n'importe quoi. effectivement moo tax faut le dire comme ça ñun dañuy réclamer donte boobu ba léegi ñoo ngi koy yuuxu depuis ba Ebola commencé amul benn yoon bu ñu defee suñuy journée wala benn yoon ñu élaborer suñuy document politique sans pour autant rappeler neen kan moo ñu nekk si ñun paradoxe bi moo doon lan infirmiers yi ñu ngi fii naka lañ leen utiliser fonction publique bu jëlee tuuti yeneen ñu si des ñëpp dañ leen jël c'est sous forme de prestation de service ay stage rémunéré nit ki bu motivé wul mi ngi def liggéey bi jour tenu di am yaakaar pour ñu jël ko dina am côté boo xamante àndul ak sago boppam nekk fa li nga laaj pour mu def ko en termes de qualité foofu lay commencer soxla la motivation ça pose problème donte nag ñooñu benn côté la mais ñii nga xamante ne ñi ngi si biir service dégg naa président ne yokk na salaire yi de am na temps yi dégg naa ko bi coow li jógee encore waaw ñu ne yokkaat nañu salaire man damay wax côté boobu alhamdulilah parce que dana am lu taxaw parce que kooku benn la ci motivation bu ñu war a am. mais beneen motivation bi mooy condition de travail. man boo ma fayee lépp. condition de travail c'est-à-dire le plateau médical parce que boo ma fayee. mais les autorités dañuy wax ne yëpp am na. mais am na on a entendu la directrice de Kaolack. waaw am nañu lépp. am na mais matawul. xam nga tey jii il va falloir que tey jii ñu war a laaj. nañ dem laaj ñu nekk ci wetu malade bi. les accompagnants. accompagnants yi mais nañ laaj professionnels yi prestataires yi nekk ci wetu maladie te laaj jumtukaay pour ñu faj bu boobaa ñu toog ñu waxante dina autorité bi dina wax am na
mais est-ce que insuffisance amul. parce que tey jii bu stocké fenn stock boobu bu jeexee bu fekkee ki nekk ci stock bi wax ko ni jeex na moom day jàpp ne mi ngi fa moo tax léeg-léeg bu ñuy évaluer donte autorité bi moo yor responsabilité bi pour wax lépp nañ taataan aussi ki nga xamante ne biir taama moo nekk ci wàllum jumtukaay yooyu bu boobaa kooku dina mën a wax carrément maintenant nag dañuy respecter léeg-léeg hiérarchie parce que doo nekk ndaw ci benn structure kilifa ñëw taxaw nga dénoncé mais bu ñu taataane ñu d'accord ni accordé wu ci lépp bu boobaa évaluation dinañ xam lan mooy la mais est-ce que Ismaïla aussi absence de motivation manque de personnel tax na nit ki aussi war a soxor tiim ku malade ba pare du am ci moom benn yërmande lan moo ko expliquer ci loolu non xam nga tey jii bu ñu wax ni jànguñu ko du ñu wax ni dañ koy am ñun balaa dañoo doon infirmier pratiquer tey jii ñu doon enseignant di taataan ndaw li di jàngale pour wax naka la ñu mën a taxawee taxawu bu njëkk bi man du ma wax ni kii sama parent la wala leen damay ne kii nit la comme yow lu ñuy wax ni tubaab sacralité de la vie humaine ñun foofu la ñu taataaneel nit ñi considération bi nga am donte xam nañu kenn jugul sa kër di dem hôpital ne damay dem rey non mënul nekk mais si biir loolu. waaye yenn yi c'est tué à petit feu nit ki ti nga tiim ku feebar di ko wax lu tàng xolam. moo tax da nga koy jekkali di. moo tax ñun duñu wàcc di wax. di dénoncer ñi nga xamante ne nekkuñu si. di dénoncer ñi nga xamante ne seen. mais dénonciation bi doyul est-ce que lan la ñu war a def parce que la dernière fois bi may recevoir fii directeur des établissements de santé. dafa ni léegi bu ñuy defati recrutement dañuy def ay enquête de moralité xool nit ki normal na sax balaa ñu koo jël naan ko demal nga faj nit. wala nga taxawu ku feebar. waaw xam nga enquête de moralité yëpp mun na am. mais nit ki li ñu koy songoo si éducation ba la commencé. de base éducation de base bi. xam nga tey jii ñun ñëpp ñu wax. mais bu ñu fàtte ni ñun ñii nekk si fajukaay yi. ñun ñii ñoo nekkaat si askan bi ñoo nekkaat si mbedd bi ñoo nekkaat fépp. tey jii bint xëy na santé moo gën a sensible si ñëpp. ah bakkan la tey bakkan la ñu yore. mais bu ñu fàtte ni. feneen beneen secteur boo dem tey jii di nga dem foo xam ne da ngay fay sa xaalis est-ce que gis nañu ñuy accueillir. juste rek damay extrapoler pour wax ni feebar bi xëy na santé waru fa am. mais feebar bi askan gi yëpp la. maanaam li nga loo bëgg a wax. lu ma bëgg a wax mooy. li ñuy wax comportement yëpp. comportement fan la commencé. tey jii damay wax misaal man di bu fekkee ni maa ngi sama poste di rey sama bopp maa ngi dékku lépp. insuffisance personnelle maa ngi dégg condition de travail ñu ne ma muñal tey jii ma toog di seetaan kenn ñu ne ma bint moo génn nii de tey jii am na xaalis bu takku mu nekk nii bàyyi na fi santé dem na jënd ay ndox di koy wasaare. te mu wóor na di yow mi mënoon nga ko dugal fële benn lal boo fa investir am na koo xamante ne ki nga jox benn mbuusu ndox bële. tey jii santéem dina dund foofu. en fin de compte boo moytulee man. damay naqarul loolu. te boo moytul dinaa toog ba ci côté boo xamante ne xëy na ma tàggaloog sama soog ma ne sama yoon nekkatu si. mais bu ma dellu siwaatee sama bopp sama conscience professionnelle daf may jox ni man ma mën a continuer. donc tey jii autant santé bi autant li ñuy wax lépp. il faut que ñu xoolaat en tout cas. askan bi yëpp nan la demee. te askan bi surtout njiit surtout tey jii njiit yi. lan la ñuy jàngal ci télé bi. absolument tey jii man wàcc orma. rombuwul man ma ñëw taxaw wax lu teggi na te xam ni man askan bi yëpp ñoo ngi may suivre. absolument man boo ma waxee loolu te man ma xool la ni yow mi yaay sama kilifa. yow yaa ma jàngal li nga ma war a jàngal yow yaa ma orienté li ma war a comporter. tey ma gis sa comportement si côté boobu. gis nga ce que ça fait. kan moo def boobu comportement. comportement bi man damay wax njiit yi suñuy njiit yi nga xamante dañ leen jox dañ leen di jox plateau ñuy toog di wax. ñëw toog di dénigrer. ñëw toog di wax loo xamante ne tegul noonu. tey jii il faut que ñu waxante ñun ñëpp si comportement bi ngay wax rek. waaw donc ñu ni neen la ñun ñëpp la. donte si ñun la nekk ñun dañ koy fàttaliku suñuy ñooy te duñ ko rafetlu. parce que tey jii kuy dem hôpital dañuy wax ni am na loo xamante ne dañ la ko jàngal. mooy li ñuy wax empathie bi. empathie bi mooy lan. mooy da ngay toujours dañ lay wax ni solal mbubb bi nga xamante ne mooy ay kii bu ma nekkoon si place am empathie boobu nag moo amatul Ismaïla kooku si nit ki la vraiment ñëpp ku raconter sa histoire bi nga am dans les structures sanitaires da ngay bàyyi sa histoire morom bu ko defee il faut que ñu renforcer war lépp li nga xamante mi ngi te bu boobaa code de déontologie bi ordre boobu ñuy wax yëpp bu demee ba taxaw bu boobaa loolu dinañ ko wax mais beneen bi nañ mën a situer les responsabilités absolument mais les privés aussi ça pose problème yéen bàyyi hôpitaux yi di fayoo ko weer bi dee ngeen dem fële def seen ay privé aussi ça existe yooyu itam day yàq
lu wér doyul le personnel doyul ba pare ngeen bëgg a subdiviser wu ñi di def fële seen privé après ñu soog a ñëw. xam nga kooku ba léegi man damay wax. ci public bi système régulation la. waaw parce que kan moo wax privé boobu ubbi. c'est l'état. kan moo ubbi public bi état. public bi day dimbale public bi. pour ñun ñëpp ñu lëkkaloo pour dimbale askan bi. waaw mais réglementation bi nga xamante ne état moo ko bind. bés bu ko saytuwul moom mooy responsable. mais est-ce que état mën na saytu loolu yow par exemple nga abandonné sa poste daw fa la piqûre fa. def pour monter fa perfusion ñu fay la nga dawaat delluwaat hôpital ba bàyyi fa malade bi di xamoon ci yenn condition. xam nga lu tax mën na ko réguler. ñun ñëpp am nañ suñu base de données des ressources humaines. tey jii public bi bu jëlee lu muy jël. ñu ñëw saytu. privé bi lu muy jël xam nañu kan mooy kan. xam nañu contrat yi nan la demee. xam nañu nan la tëddee. bu boobaa mën nañ ko réguler. en tout cas responsabilité côté boobu. du man donc bu fekkee man mën naa dékku. lenn moo am en tout cas ñu may wax une chose mooy lan. bu fekkee ni man maa ngi yendu di fanaan fële. ma waroon am sama repos dem fële. samay fukki at yu ma waroon def ci système bi boo moytuwulee juróomi at laay def. adieu maintenant les dégâts mooy lan. maladie professionnelle yu siy ñëw. au lieu nga am ay exercice professionnel lu mot fukki at ak juróom boo moytuwulee juróomi at ngay am. te bu boobaa di nga toog. mais en tout cas si lépp l'un dans l'autre. autant association yi autant ordre yi autant l'état. ñëpp ñoo war a jóg. jot na de. jóg dafa jot. ñaa ngi dee rek ci nañ def état généraux de la santé. absolument ñu jël saytuwaat les documents politiques. Ouais. est-ce que xam nga ni tey jii nomenclature acte bu ñuy yore ñun. bu ñuy wax pour infirmier yi. nomenclature acte boobu dañoo wax auxiliaire la ñu tuddee médical. xam nga nomenclature boobu depuis ban at la. déedéet 1989. yàgg na 89 la léegi ñaata at. ëpp na at te tey jii bu ma la waroon nomenclature boobu. bu ñu moytulee de xëy na suba santé sooke. parce que infirmier bu boobaa dina gën a sooke. parce que lu néew loo xamante ne infirmier bi lu mu tuuti. am na lu muy jël tuuti balaa moo yegg ci médecin bi parce que am na foo xamante ne médical nekk fa. moo moytulee dinañ wax ni nañ taxaw ñun ñëpp ñu xoolaat. mais ci biir loolu nag ñu ngi continuer di réguler flou boobu nekk foofu mooy lan dañuy këmm suñu bët ci loo xamante ne mi ngi fii. dara xewul ñu bàyyi ko noonu. mais bés bu dara amee ñun ñëpp ñu ubbi suñu bët. te malheureusement bés bu ñu ubbee suñu bët éternel recommencement la. ba généralement bu ñu ubbee suñu bët. voilà. est-ce que gis nga sanction yi ci ñan la orienté. c'est le personnel toujours infirmier obstétrical. waaw aide infirmier ba la ñuy wax. infirmier ba la ñuy wax. sage-femme ba la ñuy wax. te dañoo wax ni système bi mooy lan ay éléments la. yëpp dañoo lëkkaloo pour ñun ñëpp ñu mën a saytu benn affaire. te nee nañu éléments yooyu boo leen dindee benn dañu war a sanctionner chaîne bi yëpp. nañ situer les responsabilités. bu ñu situer responsabilité dinañ xam kanam kan dinañ dem ba xam ni yow kat yaa fi deful woon lii. moo tax lii am. mais duñu seppi kenn donc ci système bi. ne yow yaa gàddu moowu système bi yëpp. bu boobaa moo tax nit ñi di siisu. ngelawaay ñun lu ñu laaj ñaan autorité yi. yenn yi bu demee ba am donte. faute bi c'est individuel. d'accord nañ ci loolu ku deful naka su dul noonu nañ sanctionné. mais aussi nañ xool lépp lu ko wër. c'est tout un système qu'il faut revoir. c'est tout un système qu'il faut revoir. est-ce que loolu lu koy indi mooy duñ teg ci bopp ministère de la santé les hommes qu'il faut ou les femmes qu'il faut mënuñu jël ay politiciens yoo xamante ni ils gèrent leur carrière politique di ko teg ci bopp ministère bu mel nii. en tout cas bu fekkee ne est-ce que jotul aussi ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo xam santé. mais loolu la ñuy wax. même loo doon administrateur. je pense bien am na si loo xamante ne war nga xam as suut nga yoon mais donte bu dul loolu am na ñu la wër ñu nga xamante ne mën nañ la bañ a bàyyi si lépp li nga def parce que dañuy nangu. mais est-ce que dina leen déglu comme ministre bi fi nekk dañuy wax que ne toujours il est en conflit avec ses directeurs wax nañ ko fi temps Covid bi bu boobaa ku si nekk na jël sa responsabilité. moo tax ma ne est-ce que duñ fi jëlee ay politiciens yi. bu boobaa ku si nekk na jël ndax santé bi du fawukaay. parce que bu fekkee ni nit ki dafa ne ñëpp bu waxee waaw ñun ñëpp ñu ne gongo. waaw kay bu boobaa luy am day am. voilà mais tey jii. frustration lay créer tey jii yow boo buggee man nee naa toujours sama njiit du ma mës a nangu da tettal ko loo xamante ne ëllëg da si lor wala ëllëg askan bi daf koy lor non du ma ko mës a nangu damay wax toujours bu yeboon nag ma dàkk ma dab mais bu fekkee ni décision bi si man la war a jógee pour ma defal la proposition nga teg ko bu boobaa bu yeboo nga tëdd na parce que du ma ko def la parce que rus naa ëllëg ñu ne proposition bi si man la jógee man maa sërxal njiit bi absolument donc njiit il faut que ñu wax ko lu am njiit il faut que ñu wax ko fan la mbir bi tegoo bu dee njiit bu ouvert la du déglu ñëpp
bu dee njur bi fa déglul kenn nag. maintenant bu boobaa kilifa gi. mais résultat yi rek la ñuy am. kilifa gu ko fi bu boobaa mu évaluer. mu xam ne loolu la. te ñëpp bu ñu waxee nag. nañ taataan nopp ñu dégluwaat ñëpp. bu ñu dégloo ñëpp nag je pense bien que. xëy na dinañ xool fan la sookee véritablement. ñu jël si véritablement les mesures nécessaires. pour que ngelawaay askan bi mun a am. tey seen journée bi lan la woon lan ngeen naka ngeen ko célébrer. tey journée bi lan la tey jii xam ngeen ak contexte bi. mettre nañu au cœur en tout cas. suñuy problème bi nga xamante ne askan bi moom lay dund. surtout si bërëbu fajukaay yi. parce que tey jii moom ngeen waxtaanee waaw ñaax nañu suñu askan ne leen suñu ñoñ. ne leen il faut que ñu mën a développer suñu leadership. parce que conseil bi dafa wax lan thème bi mooy lan. xam nañ ni infirmier bi dañoo am kaddu. te kaddu bu ñuy yóbbu. kaddu boobu pour defar la pour dëgg la ñu ñaan gouvernement bi ñu investir ci infirmiers yi. pour effectivement ñu mën a dégg lu ñuy wax. yàlla nañu dugal ci dans les instances de décision. kenn beneen secteur nekku leen dans les instances de décision. mais dans les instances de décision beneen problème mi ngi noonu kan mooy wax suñu. dans les instances de décision kan mooy jël kaddu pour wax ni ñun. profession bi lii la. kon loolu ngeen demandé ñu mettre tey jii il faut loolu am il faut que ñu réguler mettre en place créer ordre des infirmiers. pour mun a réguler secteur bi. Absolument. parce que dans l'équipe de soins. am na médecin am na gynéco am na pharmacien ñooñu bu ñu amee ordre te yeneen ñi nga xamante ni ñoo ëpp ci système bi amuñu ordre. bu boobaa nag sooxe bi toujours day am. donc en tout cas c'était un système qu'il faut revoir ndax nit ñi soxla nañ ko. day bari na santé bi bari na caaxaan ci loo xamante ni daal askan wi di loolu la soxla te suñu xaalis bu bari ñu ngi koy dugal ci budget santé donc jot na ñu wax ci ndax tous les jours ay jéyee di am ñu taxaw di ko joytu wala di ko dénoncer nit ñi dañ see tàyyi climatiseur bi nag njagat tàng na wala buuba ñoo ngi bëgg a dee fu mu toll nii moom gis nga ñu ngi siit na ngeen ñëw gaaw ndax lii moom mënuñu ko supporter Faty Dieng dañuy dem publicité gannaaw publicité yi Faty la belle dina fi teew pour le journal.